ngeen jëf bokk yi seetaan télévision nationale RTS 1 ci caxabal ginnaaw bu nu sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëg si nañu ci màkkaanam ki nga xam ni kii mooy Gaston Mbengue di promoteur boo xam ni bu fekkoon ni mën nañu wax ne ilimaan la mën nañu wax ne tey mooy ilimaani promoteur yi ci kàttanu yàlla sunu borom wala ma wax ni tey mooy ki nga xam ni moom mooy sëriñu képp kuy promoteur ci macha allah yàgg gu mu ci yàgg ak liggéey bu mu ci liggéey ak jaar-jaar bu mu ci am 1992 ba 2013 mu am lu bëri loo xam ne def na ko ci làmb ci wàllu génne ay mbër ci wàllu yokkul CNC bi xelaat ci wàllu yokk ancien gloire yi xelaat ci wàllu li nga xam ne lii mooy social ci wàllu signature contrat ci wàllu moderniser làmb ci wàllu créer yeneen xeeti bëre ba ci la créer kalaaf ak yeneen yu ni demee yàlla sunu borom dogal nag saison tëj na ko dibéer jëleenu génn ci lugaloo kër mbër gu bala ñaari nga xam ni fa la dëkk loolu nag mooy olof daf ni kuy wàlli yaan sa dëkk tëggul moo tax Gaston tëje kalaafam Louga tey nag ñëw nañ ci këram ngir fas yéene waxtaan ak moom ci ay ponk ci jaar-jaaram tuuti ci làmb waaye saison bii nu génn combat yum ci tëgg bariwul waaye nag dañ ne ñor neex su baxee xeeñ tabarkàlla mel na ni saison bii nu dëgmal muy 2013 la ca des ak 2014 Gaston am na ay naal yum ci naal ak ay sumb yàlla na ko yeggalee sagoom moom lañ bëgg a fas yéenee jàkkaar lool mu leeral nu fi mu jóge ak fi mu jëm bàndeek dogal yàlla Gaston maa ngi lay nuyu. waaw Khadim maa ngi lay fay di leen gërëm di leen sant di nuyu bu baax directeur général Racine Talla ak personnel wu RTS bépp nga xam ne foofu sama kër la may nuyu Sénégal gépp di nuyu téléspectateurs yëpp di nuyu képp ku bokk ci askanu làmb. Gaston bala ñoo jàll sax dinaa la jaale ki nga xam ni kii mooy Doudou Diagne nekkoon ki nga xam ni kii moo doon superviseur ci làmb ji yàlla sunu borom dogal mu génn àddina ci gaaw bi ñu koy jaale ministre sport di ko jaale CNG de lutte di ko jaale famille làmb di ko jaale képp koo xam ni kii yaa ngi ci làmb bala noo jàll kan moo doon Doudou Diagne Gaston. waaw jërëjëf Khadim sigil sa wàll d'abord ñu ngi la koy jaal yow itam parce que Doudou Diagne ñun ñëpp ko bokkoon Doudou Diagne doon sportif bu baax doon dirigeant bu baax itam Doudou Diagne jafe-jafe sax soo ko bëggee am ci làmb ji su dajeeg yow rek nga fàtte jafe-jafe yëpp mu ànd ak Alioune Sarr ñu koy jaal président Alioune Sarr itam fekku ko fi ndax dafa fekk mu dem Abidjan mais ñu ko koy jaal bu baax di ko jaal waa CNG yëpp di ko jaal askanu làmb yëpp di la xamal daal que ni que Doudou Diagne mag la woon moo xam ne mag mu baax la woon kenn mësu koo dégg ci dara ci làmb lu dul defar daan ñëw sax mbër def tardé wala mu ëppal mu bind ko promoteur bi ñëw du moins man def naa ko moom ba tey ni ko dimbali ma wàññil ko parce que ñi ay kii lañu mu dindi lépp pour bañ sax bañ ko def ci rapport am pour rek bëgg a sawe mbër mi pour bañ ñu dagg xaalisam bu bari donc loolu lépp daan na ko defal mbër yi ci sutura ak teraanga CNG du ko yëg mais loolu lépp itam ci jaamu yàlla la bokk vraiment mu doon nit ku baax daal yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na yàlla teg loxoom ci njabootam ñun ñëpp démb ñu ngi woon ci enterrement ba ci levée du corps ba d'abord ci enterrement ba tey itam ci sarax si donc ñuy dellu di ko jaar rek ministre des sports bi nga wax Mbaye Ndiaye di ko jaal le président Alioune Sarr di ko jaal képp koo xam ne daal yaa ngi yëngatu ci làmb wala nga bokkoon ak moom service ci santé ak lépp. jërëjëf Gaston saison bi nga xam ni moom la yàlla dogal ñu génn ginnaaw boo nekkee ci làmb ñaar fukki at yu topp ñu dila ci ñaanal ni nga ci duggee woon ci jàmm bés boo ciy génn nga génn ci am beauté saison bi ñu génn dafa mel ni combat yi nga tëgg bariwul lu ko war lan. waaw Khadim jërëjëf saison bi ren daanaka dama bëggoon a bàyyi ndax dama ci am mbetteel dès le départ parce que xam nga bi ñuy soog di door dañu waxi collectif mais ba ni dañuy yemale cachet yi ci 75 millions booba man du woon pour man sax parce que man booba pare woon naa pour bàyyi làmb mais booba pour sama rakk yi sama jarbaat yi ñi nekk ci làmb ji ca mu wóor ma ni làmb metti na ma ànd ceeg ñoom assumer ko it mais ban demee ba ca biir itam ñu denc wax jooje ca man Gaston kenn xamul Gaston di wax di dindi Gaston dëggoom lañ ko xamee lu mu gëmul it du ko def moo tax dama sax am kersa tuuti par rapport ak Serigne Modou Niang parce que artu woon na ma
tey am na raison ci man ne woon na ma grand yi ngay def ñëpp booy yi ñu ngi def loo xam ne ñu ngi ci suuf ñu ngi ma ne ko non 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 sëriñ ñëw rek ñu ànd liggéey parce que lii booy yi def ñun xëy na sax du sunu intérêt parce que man nañu kon ne def lan doon def mais comme dañ cee ànd ca pour defar la ca man li ma des ci làmb bariwul damay leen di jàppale loolu moo ma ci dugaloon ba ma duggee ba ci biir xam naa ni leneen am na ci laloon nañu seen ndëgg sërëx lañu koy wax xaw ma di dox seen yëf bon yàlla ni ci yàlla dimbali de façon man Gaston fas yéene wu ma def mukk loo xam ni gëwuma ko wala loo xam ni dama koy def pour teggi wax. kon daal loolu moo taxoon yow nga mel ni da nga décidé woon bàyyi waaye yàlla delloosi waat na noo def lu la delloosi léegi Gaston. léegi ba ma demee ba loolu amee ma gën a décidé pour bàyyi li ma delloosi mooy que fekk na booba dama àndoon ak ay nit aussi ñoom Max Mbargane ñoom Alioune Gueye et tout ça ñu ne ma grand mënoo bàyyee noonu comme ak jotoon nga taxawal quelques combats bàyyi na ñun ñu tëgg ñu eggale ko ma leen ok moo tax si ren kenn gisuma ci làmb daanaka ci fin de saison bi leen ma ci gis kenn gisuma ci parce que j'étais dégoûté bëggatuma ci woon dara parce que man nitu dëgg la dama bëgg toujours lu may def rek ma gëm ko dara mënuma jaralit ma wax sama wax tegge ko li ma ci gën a metti nag Xaadim mooy que dem nañ sax ba boole noog CNG surtout man parce que CNG xëy na comprendre woon parce que man CNG suñu xalaatee tuuti muy le président Alioune Sarr ba ñu ci ne ñëpp suñu xalaatee rek su Gaston defee sax waroonu ko mere parce que man lu ne dégg naa ko ci làmb ji lu ne daj naa ko ci làmb ji lu ne yekk nan ma ko ci làmb ji ndax soutien bu ma am ci diggante sama diggante ak CNG ak sama diggante ak Alioune Sarr heureusement que ñoom itam jàppe wuñ ko dara xëy na ci début ba metti woon na parce que suñuy waxante di wax mais wax jën doon wax du woon pour jële fi CNG wala pour parce que man tout le temps dama wax su CNG bàyyee ma bàyyi CNG demee ma dem du woon kon pour jële fi CNG doon pour dara mais principe la ak gëm-gëm bu ma amoon ma ànd ak ñoom di ko def bon ban ca dañee metti na ma parce que ñu bëri dafa nan ni sax Gaston dafa jiitoon affaire bi jiite wu ma woon foofu amul woon njiit et que CNG du ma leen jéem a xeex jamais de la vie ndax samay xarit lanu samay mbokk lanu ko ci mel ni Alioune Sarr sama xarit la sama mbokk la sama goro la donc moom xam na man xam naa CNG it ñi nga xam ne dana am nañ tuuti réflexion ñoom xam nañu man xam naa mais comme noonu leen ko gisee woon ñu man ma dëgg sama tànk malgré que am ci nag kersa trop par rapport au CNG de lutte parce que CNG vraiment mësuñu seq dara loo xam ni dana am ay jeexi jaaxa. jërëjëf Gaston kon dafa mel ni dañ ne xar dawul dafa wuti doole yàlla sunu borom dogal na bi nga nuyoo ne asalaamaaleykum ñëpp ne nañ maaleykum salaam Gaston dama bëgg nga wax ma combat bi nga jëkk a taxawal muy combat Ama Baldé ak Malick Niang Gaston combat boobu noo def ba taxawal ko. boobu moo yëngal gaal gi Xaadim combat booboo yëngal gaal gi nag parce que déwén moom ak combat bu mën a am combat waxuma combat bi gën a rëy di mais combat bi dàq ci combat yi mooy combat boobu moo ci dàq moom ak combat bu mën a am nag mën nga koo gën a rëy ci sax gën koo rëy dana jafe bi ma koy taxawalit jafewul parce que fekk na mbër yëpp namm ma làmb namm ma ndax at mi ma toog fekk na mbër yëpp yi woote Gaston du génn làmb ji Gaston la ñëwaat peuple bi woote ñëpp woote ca man nag askan wee tax ba nekk fi bi nu wootee foofu sama yaram daw na fa yàlla xam na ni dama ne woon damay bàyyi mais soo nekkee ak ay say moroom ay sénégalais ay jullit ñoom ñëpp ñu ni na Gaston dellu si dama naa jéem def lu ma man jéem sama kattan pour dellu si pour satisfaire leen ci kattanu yàlla nag yàlla rek moo man mooy jàppale mooy dimbali nit yàlla na ma yàlla jàppale dimbali ma ba li askan wi li population yi seenu ci man gis ko mais Ama Baldé Malick Niang moom jafewul woon parce que ñoom ñaari ñëpp ku ci ne bëggoon nga ma tëgg la parce que làmb ji daanaka mbër yëpp même ñi ma tëggul maa leen génne même ñi ma tëggul léegi man maa toog ak sama courage ak sama modestie à part ak sama fit ak sama résistance di defar ba mu ñor même Serigne Modou Niang moo ma ci fekkoon en 98 di defar ba mu ñor ba ñëpp xam ne léegi affaire bi neex na ñu ñëw fekk si ma ba pare nag bëgg maa jalax léegi Gaston taxawal nga ki nga xam ni mooy Malick Niang ak Ama Baldé léegi dama bëggoon nga wax ma combat yi nga taxawal ñaata lañu ak combat bu ci nekk yan mbër ko war a bëri. waaw Malick Niang Ama Baldé taxaw na officiellement ci suñu diggante parce que officiellement moom su nga koy wax CNG tax par respect au CNG de lutte pour mu officiel dëgg il faut que saison bi tijji mais daal ñoom ñëpp jot nañu seen avance Yékini Junior ak Modou Anta taxaw na it
jot nañu seen avance il faut que saison bi ubbi pour ñu dem officialiser ko. Yékini mu mag mi ak Eumeu Sène taxaw na sax laa mën a wax pour le mois de mai. Yékini ça y est Eumeu Sène ça y est mais comme Eumeu Sène dafa nekk ci combat. et par respect parce que mbër mu am ñaari avance yàggee na fi. jox naa fi Moustapha Gueye ñaari avance mu waroon a bëreeg Lac de Guiers 2 ak Balla Gaye 2. jox naa fi Balla Gaye 2 ñaari avance mu waroon a bëreeg Eumeu Sène ak Moustapha Gueye. loolu yàgg na fi moom. loolu yàgg na fi. mais nag préparer sa avenir it yàgg na fi. pour def ko moo tax ma ni combat boobu mënaguma ci wax tant que Eumeu Sène bëriwul combat ba pare ak Modou Lo su boobaa ñu officialiser ko. Papa Sow jot na avance. koo koy booleel. maa ngi koy wër parce que nag dafa mel ni nag mbër yi aussi ñemewuñ ko parce que Papa Sow ku ni du ma bëreeg moom rek ragal la da nga koo ragal. ban adversaire nga doon wutal Papa Sow. wut naa Bombardier parce que Papa Sow dafa ne woon Bombardier la bëgg. waaw Papa Sow dafa ne woon Bombardier ko gënal ci la bëgg ma ne ko yow lan nga gis ci Bombardier xanaa da ngaa dof bëgg ba gën a bëgg Bombardier mënu ma daal père su ma ko mënee am moo ma gënal jaaxal na ma trop nag man. ci décision boobu. loolu de ba mu juddoo ba léegi nag làmb ju ne Gaston fekkee naa ko maa gën a tiit man. waaw ma ne ko waaw léegi soo amul Bombardier mu ne ma Tapha Tine wala Lac de Guiers 2 wala Cek ma ne ko ñett ñooñu de nga mujj a wax ñoom kenn warulu cee mën a bañ kenn nag. koo ci seeteeguñ ci ñett ñooñu. tey seeti naa Cek laa ci gisagul mais seeti naa Lac de Guiers 2 mu bañ mu bañagum. seeti naa Tapha Tine mu bañagum. mais li ma lay xamal ba xamal mooy Papa Sow def na ci laam loo xam parce que tey Baye Mandione su daanoon Papa Sow tey Baye Mandione Balla Gaye 2 la ñuy wax li mu Baye Mandione li mu daanul Papa Sow a tax bëriwul ak ay Balla Gaye ak i Modou Lo yooyu mais Balla Gaye tey su fekkoon ne Mandione daanoon na Papa Sow combat mu Balla Gaye day taxaw donc kenn waru ko bañ ku ko bañ xaw may tax nga bañ ko mais xanaa kay moytu. te ñaari mbër yëpp it ku ma ci waxal loolu laa lay wax ku ko bañ da nga ko bëgg a moytu. seeti nga Bombardier. wax naa ko mais moom itam rek moom sax dafa tiit moom itam ni ma tiite woon la tiite moom it waaw mais itam combat la. mais Papa Sow poids bi mu am bi ko Balla Gaye di daan Balla Gaye amutoon poids Papa Sow. mukk Balla Gaye amul woon poids Papa amu ko woon et même Balla Gaye sax woo na ma ni ma naa ko jox Papa Sow. ndeysaan Fall daf ma waxat ni ma làmb du ak maas dabante la. waaw dabante la non mbëri nag nan nangu dabante parce que it amuñu benn mbër amu fi ñetti adversaire. léegi Gaston yaakaar naa ni foo jëw ubbi nga fi mu ni géew bi macha allah yàlla na ko yàlla sotal ak jàmm léegi ñaata combat nga bëgg a tëgg ci saison 2013 2014 ba ndeeg dogal yàlla. woof defe naa su ma amee 5-6 journée baax na mais si waaw mais journée yu fatt taraj yu baax a baax comme ni ko gone yi waxee daal bëgg naa ko. léegi Gaston ban sponsor nga àndal ba sumb boobu yàlla na ko yàlla sottal. non àndaguma ak benn xam nga man mosu may commencé làmb ba ànd ak benn sponsor. mais ne for naa ci wey nag du ma ko tudd nag comme tuddoo ko. waaw non man damay defar ba mu baax su ma defaree ba mu baax ma teg palaat yi ni nu ñu koy waxee de sax ni self service laa koy tuddee. waaw self service lay tudd ku ci gis sa bopp da nga ñëw de façon sponsor yi ma mas a liggéeyal yëpp ak même ñoo masula liggéeyal ñoom ñëpp danaa leen bind ay correspondance parce que man loolu mooy sama liggéey damay bind ñëpp ku mu intéressé danaa discuter ñëpp ku ma ci jubóol ñu xam ne jubóo na mais ce qui est sûr personne sor bi ngay bañ a tudd muy Orange sama partenaire la mais Orange du woon partenaire u Gaston la woon pour satisfaire population yi Gaston du woon ki gën a intéressé Orange li ko intéressé mooy satisfaction population yi du personne Gaston la doon wut pour satisfaire Gaston su Gaston satisfairewul population yi bàyyi woon na ko bu yàgg mais dañu àndoon nag déggoo woon nañu loyauté et tout ça vraiment ñu kontaanoon ci liggéey bi population yi ñëpp a satisfait woon et je pense que comme population yi ñoo demandé waat Gaston ñëw te moom satisfaction population yi lay wut xëy na yàlla mën naa def mu dellu si waat ci làmb ji su fekkee ni def na évaluation ba pare parce que Orange du société bu mag la Orange du société boo xam ne day def rek di def man xam naa ñoom ni ñuy liggéey bu baax
kenn du leen profité kenn du leen jëkkantu. yàlla nañ ñëw ak jàmm. yàlla nañu ñëw ak jàmm parce que li xew ci làmb ji léegi naqari na ma surtout par rapport ak Orange parce que Orange togg gépp moo ko togg su làmb accès fii tey suñu demee ba mën a fay ay mbër 100 millions moom moo ci dugaloon loxom donc suñu demee ba mu toog di noppalu rek ku ne bëgg a profité jaar ci roq yeeg yooyu ñëw taxaw bëgg a récupérer liggéey ba mu liggéeyoon kooku dana ma naqari ka mu dellu si ka mu bañ a dellu si yëpp naqari bi moom am na ba pare mais daal li wóor boo wóor mooy que def na ci làmb ji loo xam ni moom nit mënatu ko fee def. léegi fi mu ni bu ma dee seet tëgg nga lu mat juróomi combat wala ñeenti combat yoo xam ni taxawal nga ko léegi juróom ñaari combat yi ngi ci des ndax juróom benni journée yaakaar naa ni mas naa ci waxtaan ak bi dama ko ne képp ku naa damay tëgg 15 journée 20 journée naroo satisfaire sponsor bi naroo tëgg combat yu baax da nga bëgg a jël rek mbogo meeg mbalit mi mais yaakaar naa ni juróom benn journée wala juróom ñaari journée loolu da nga mën a am code de popularité ba sponsor bi dana bëgg te puis combat yi danañ àgg ci jàmm te dégg tëgg combat yu neex Gaston. même ñeenti journée sax ñeenti journée sponsor bu mën a liggéey dëgg mën nga cee liggéey parce que tey déjà at mi xam nga saison soit janvier des na 6 mois te man tey sponsor bu ma signé loon tey 6 mois yii yu jëkk yi day nekk bénéfice ci yow ndax da nga koy exploité ñu jëmale ak 2014 da ngay exploité des ci 2013 exploité année 2014 bi yëpp ci xam naa ni sponsor yi nga xam ni vraiment liggéeykat lañu dëgg danañu xam ñoom nu ñu koy exploité parce que nag seen service marketing kenn du leen ko jàngal man ku mel ni Orange par exemple jàngal na ma lu bëri ci organisation ci liggéey organisation méthode bu ñuy liggéey et tout ça. mais Gaston dafa am bala ngaa jàll Gaston combat Mbeussène bi man daf maa jaaxal combat Mbeussène bi bii mooy 3 fois wala 4 fois nit di ko organiser te du àgg combat boobu am na ci ñoo xam ne ñii am na dégâts yu mu def ak yeneen dégâts yu mu bëgg a defaat Gaston yéen xanaa mun leen a bàyyi Eumeu Sène ak Eumeu Sène lu nekk ci moom Gaston. Eumeu Sène de man mënu ma koo bàyyi ndax sama Eumeu Sène xam nga Eumeu Sène moom sama Eumeu Sène combat bi yëpp maa ko tëgg yàlla loola dogal. bi mu nekkee ci jafe-jafe yii ñu koy waxale du jafe-jafe sax ndogalu yàlla la rek li ma ci waroon def lépp man def naa ko ci assisté naa ko ci parce que avant mu ciy dugg muy dugg ci torof yi Balla Gaye 2 la bëreel bi mu bëreeg Balla Gaye 2 yàlla may ko ci ndam torof yi commencé ñu koy xëccoo man ak Luc fekk Luc téye Modou Lo ma téye Eumeu Sène far problème am ca gis nga li ci topp lépp ciy problème ciy dégâts ci laa ko profité jox Gris Bordeaux profité ko jox ko ci Lac de Guerre 2 yàlla may ko ndam ci yooyu yëpp donc kon moom lu mu am problème it mi ngi bëri te it combat bi soobee yàlla dana am xëy na bari na jafe-jafe bari na trop lu ci laxasu et tout ça mais man de damay ñaan yàlla ak yonente bi yàlla dimbali nu combat bi am rek mu jeex benn yoon au moins nit ñi noppalu. man dama for ci wey nag benn nit ci nag comme ñoo koy fare ci wey nag ci wey nag laa fore nit xaw ma kookaa wala mu ni ma. Modou Lo mi ngi wax ne moom souhaité na bëreel la ci saison 2013 2014 loolu ndax wér na ndax Modou Lo ndax loolu ñu ma wax ndax wér na. mais Modou Lo sama doom la ni Eumeu Sène nekkee sama doom ni ko Balla Gaye 2 nekkee Modou Lo de tout le temps souhaité na bëreeg man du ren rek ndax Modou Lo maa ko jëkk a bëreloo ko claf bi ci la daane woon ñoom Papa Sow yi deseel na Papa Sow revanche. deseel na mën naa bëreeg Tafatine donc lu ne mën naa am Modou Lo sama doom la mësunu li nit ñi ni xam nga léeg-léeg nit ñi ñooy def seeni analyse rek di wax ak di dugal nit ak di placer ay nit diw ak diw fii diw fee Eumeu Sène li muy sama doom ren gis nga mu bëre mi ngi nii di bëreeg Modou Lo jotaguma ko donc ca avant ma koy jëlit li ma ko gën a nawee bañ na combat bi ba tey ni ma nii rek tant que père Gaston daal mu xaw ma nu ma koy def man maa mujj woo ko mu ñëw toog fii nga toog ma ne ko Eumeu demal nga jël combat bi da ngay liggéey waaw demal nga jël combat bi ca it képp kuy dem parce que am na sax ñuy jaar ci suuf fan yi yëpp di ko seeti di ko wax combat sa combat dama ko bëgg après kii malgré li ñu dégg que ni que sax moo ko yëgin dana bëri dama la bëgg a defar dama la bëgg a toppatoo dama la bëgg li nga ñàkkoon ci làmb Eumeu Sène ñàkkul dara ci làmb Eumeu Sène lu ne am na ko ci làmb ci liy dikk ci kanam moo dax donc ba muy metti seetiwun ko ba muy metti taxawuwun ko pour nii dana la koy defar dana ma bàyyi woon ak moom rek mu ñuy nit ba tey bëgg dara rek tax ku ci ne mel ni ku jëfur ku ci ne di rapi di wër di sarxu Eumeu Sène bëri li jarul sarxu di sarxu di dimbali ma il faut que lii nangam tel jaru ko fii yàlla noppi na nit ñi na dal. Gaston yaakaar naa ni
ñu ngi amateur ñu ngi séentuwaat ndax loo bañ bañ léegi ni ko yaa guddi nopp yaa mën a daw amateur ñu ngi séentuwaat ci yow animation combat yu neex organisation bu set looy préparé le Sénégalais ak Sénégalais si nekk ci biir Sénégal rawatina nekk ci biir àddina bi. li ci kanam xaadim raw li bët nan ñaan yàlla rek yàlla may nu kattan gi jàppale nu parce que yàlla rek a man jàppale nu partenaires yi ñuy àndal jàppale nu ñu ànd ak ñoom jàppale leen ñoom itam ba lépp lu nu bëgg ci seen produit ñu gis ko ci li ci kanam daal raw li bët xam nga suñuy wax organisation méthode ku jàngoor d'ailleurs ñoom ñëpp promoteur yëpp ku ci ne matin la interview yoo nga ni li ñuy def yëpp ci Gaston lañ ko gisee tey nag mënoon sax di xeex Gaston mais li ñuy def rek ci affaire sponsoring ci Gaston lañ ko gisee. yan date nga préparé jàpp date sax amagut waaye yan date nga xalaat ni ci nga bëgg a tëgg lu mu néew néew juróom-benn journée mbaa juróom-ñaar ba ànd ak dogal yàlla. waaw foofu it par respect au CNG mënuma wax date mais bis bu CNG déclaré ni saison bi ubbi na ni leen daan respect bi ñu leen jox suñu wooyee doon ñëw renouveler suñu licence dem xool date yi sans jëkkante ni rien du tout parce que xam nga làmb léegi jaratul xëccoo ak di jëkkante date gars yi xale yi gisoo xale yi promoteurs yi ñu ngi ni tëgg àllarba alxames àjjuma samedi dimanche te bis bu ne day fees. kon léegi problème date moom posé tul léegi. non je ne pense pas waratul posé na naan ak yàlla daal ca dal. léegi Gaston maa ngi bëgg a jeexal waxtaan wi ñu doon def gis nañu ni saison bi nu génn ci catli la RTS ànd ak yow mais li nga xam ni moom lañ jàpp mooy yàlla sunu borom delloosiwaat na la RTS mosoo faa jóge sax muy kër goo xam ni ñëpp fa lañ la xamee muy ko yàgg a liggéeyal ñi nga xam ni ñoo fa nekk tey itam am mbégte ci ànd ak yow liggéey ci sa professionnaliste ak sa fidèle ak sa lépp loo wax décidé nga ko def ku ba ànd ak dogal yàlla naka nga duggee dellusiwaate RTS. waaw Xaadim jërëjëf question boobu neex na ma trop parce que RTS man dama ci bokk dama ci amee action Sénégal yëpp am ci action RTS kenn waru ko sax jéem a chantage wala dara RTS musuma leen a mënuma leen a mere sax su ma leen meree sama bopp laa mere nu may meree Ngeebaan wala nu may meree Racine Talla wala yow Xaadim Samb nu ma lay meree wala ñoom Aline Fall ak yooyu tu vois RTS jeunes yi nga xam ne samay jeunes lañu samay xarit lañu RTS dama mujj bokk ci biir famille bi nekk fa ah metti woon na ma nag mais lépp rek damay xam ni yàlla noppi na ci dëgg rek mooy mujj dëgg gi moo am tey RTS su neexee yàlla nit bi 92 ba léegi ñooy liggéey. ren formation yooyu nag ba tey ndax damay fay jeexaat man damay tëni léegi maay selbe ndox mu góor dégg naa RTS nga incha allah yaa ngi préparé war a def contrat exclusivité ci lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci làmb ci bu àndeek dogal yàlla. non RTS de tout le temps contrat la ndaram xam nga gars yi léeg-léeg ngeen dafa am ay promoteurs yoo xam ne télé bu ñu toog rek su neen laajee ñu ne ko yow yaay waaje yow rek la ñuy liggéey man nag ubbi naa sama loxo ubbi naa samay bët pour fas yéene ànd ak képp kuy liggéey kat wala nga bëgg a liggéey Gaston mais RTS nag ñëpp dañu war a comprendre que ni que mooy la télévision leader mooy télévision bi nga xam ni àddina bépp ma nga fa mooy télévision yi Sénégal gi nga xam ni ñun ñëpp ko moom ñoo ko bokk kon kooku fu mu nekk kenn warula bañ a jël signalu RTS kenn man de ñaara ma intéressé ci télé yi sax dëgg fi may waxee tey muy Sen TV ak LCS Sen TV sama rakk Bougane fa nekk ba télé amagul dara amagul mu bokk Gaston Production di def ci loo xam ne ca man dama loyal dama ngor dama koy teg am na loo xam ni su ma ko seqi nit su ma bàyyiwul du ma ko bàyyi LCS Ousmane Masseck Ndiaye ku ne xam na ni Assé Sabara jur Masseck Ndiaye Aïda Sabara jur Xaali Mbeng ñoom ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi Ousmane Masseck di sama rakk bàyyi fi njabootam yàlla na ko yàlla yërëm ma war a jàppale njabootam donc ñooñu dafa nekk ñaari télé yoo xam ni seenuwuma ci ñoom dara lu dul su RTS ñëwee ne leen uuf leen jox signal di collaborer beneen yeneen yi Walfadjri ak xale bu baax nga fa muy ñu koy wax Pape Alioune dem naa ba seeti Sidi Lamine parce que man awma problème Sénégalais yëpp samay mbokk la Sidi Lamine suñu sëriñ bi ma gisee Pape Alioune di def liggéey bu rafet man ko dee indi sa caméra di liggéey ma jàppale la ci liggéey bi. léegi Gaston laaj bu mujj bi mooy saison bi ren Louga nga ko tëjee lu tax nga tànn Louga tëjee ko fa. waaw xam nga ren nag année bii bi ma noppaloo dama waa Njaamur dañ ma jox Njaamur à l'unanimité par acclamation mën naa ni tey ci football bi je suis le président le mieux élu ci président yi ci football bi yëpp ci Sénégal su ma neexee tey mu resté à part ma taxaw wax ko wutuma club jënduma club foo defaruma club Louga Njaamur ñoo taxaw ñoom ñëpp à l'unanimité jox ma club ma ànd ceeg ñoom dugg boole ci it Njaamur yëpp ñëpp nekkandoo président comme man ñu ànd liggéey bu rafet ci at mi jël deuxième ci championnat bi wa éviter raté montée bi à 5 minutes de la fin du championnat de Ligue 2 donc
l'essentiel c'était de participer et de bien participer le Ndiambour l'a fait mobilisation engouement ak lépp amaan na biir Louga lamb ji ma ne woon dama ko fay tëjee ba ma ko tëjee mu gën a yokk engouement ba ci biir Louga léegi ñu ngi demandé sax ñaari lamb par an donc Ndiambour nag man mooy sama priorité dellu si naa ci lamb mais Ndiambour mooy sama priorité te lépp lu may def Ndiambour tax ma ko fi gën di def parce que man fa laa dëkk Ndiambour la. looy tàggoo ak ñoom bu soobee yàlla incha allah. waaw di la gërëm yow d'abord di la baalu àq di baalu àq waa RTS yëpp di leen baal àq di baalu àq Sénégal gi yëpp di baalu àq askanu lamb yëpp di baalu àq le président Alioune Sarr mi nga xam ni dégg nga mooy président lamb ji di ko baalu àq baal naa ñëpp di ñaanal yàlla jaañ mi fi génn yàlla xare ko àjjana di sant yàlla di baalu askanu lamb yëpp àq di gërëm ñëpp itam ak di leen remercier ci appel bi ñu defaat ci man ak seede yi ñuy seede ci rajo yi fan yi yëpp seede yi ñuy seede ci net bi seede yi ñuy seede fépp di wax di ma encourager pour bëgg ma dellu si waat seen yaakaar yàlla na bu ko yàlla tas yàlla nañu yàlla may kooru jàmm may Sénégal jàmm may le président Macky Sall jàmm ak ñi mu gouvernement bi mandal yëpp may opposition bi yëpp jàmm may Sénégalais yi xalif généraux yi ak taalibe yi ñoom ñëpp nag yàlla gën leen a may jàmm fa jàmm gën a kawe ndax ñoom ñoo ñuy ñaanal def sunu année 2014 lamb ju neex a neex li ci Sénégal yi seenu yëpp li ci askan wi seenu yëpp yàlla defal na ko alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf Gaston ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant yal na yàlla def saison bu mas a neex bi dàq ko